la moo xam romb ma la xam nga ni yaa ngi ko defal defuloo ko déedéet. bàyyi ci xel bu baax ci xam ne lii ñu def nii pour Sénégal la ci Covid bi ñoo ko fi baax man wax ji loolu la ñoo ko fi bàyyi. li fekk ñuy def li tax mu génn fi dana fi des. kon nan def li muy bañ moom Covid mu génn fi bu ko defee askan wi am jàmm ma mën a dem Touba am seeti ndey mu ndaw. keneen dem faneen mais fi ne dëkk bi ni mu tëjoo nii kenn mënta génn vraiment Covid ñëpp am intérêt pour mu génn fi may sa n'est-ce pas. mais Modou loolu rôle effectivement. rôle média yi la. mais aussi rôle. dafa am ñi nga xam ne ñoom ñoo war a nekk relais au niveau des quartiers. parce que tamit xale la rek dañuy am benn inconscience bi nga xam ne. ou insouciance buy nekk ci ñoom. donc ce sont les parents. ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def. mais aussi les médias. les autorités ñu jéem a appuyer aussi ci imam yi. ak voilà tous les appuis rek yi nga xam ne mën nañu ko am pour ñu relayer information boobu. yan xale yi jéem leen expliquer ne ñoom dañuy mettre en danger. peut-être pas ñoom sax mais seeni parents. et seeni grands-parents. et je pense que am nañu xel dinañu dégg wax yooyu ñu leen. macha allah Maysa sànq maa ngi présenté waa Turquie ku mel ni kii di Pape Momar wala Pape Makhtar Sow mi nga xam si mooy président fédération des Sénégalais yi nekk Turquie alors ci moom lay tàmbalee. ñëw un peu ci alikala ji ca mooy tey dama bëgg a waxtaane un peu la diaspora sénégalaise alors Pape Momar tey boo ñu doon présenté migration Turquie. ndax mook Italie ak France ñoo bokk même caractère yi wala am na ay différence lan mooy Turquie tey ci seen wàllum système migration nu ñuy doxee. waa ñi ngi rafetlu bu baax question bu am solo la te li tax mu am solo mooy Turquie dafa xaw a spécial. di doxali immigré yi ci àdduna bi yëpp parce que Turquie li ñuy gën a dox secteur informel la. moom moo fi ëpp muy ñi nga xam ne dañuy xëy jaayi. bu ngoonee ñu ñibbisiwaat ci seen kër yi. ñu bokk tamit ci dëkk boo xam ne bon liñ ko mën a waxee mooy Turquie yi ay nit ñu indépendant lañ daanaka ci àdduna bi ndax nu leen neex lañ bëgg a doxalee seen bopp wala ni nga xam ne. ñoom la ñuy doxalee seen institution bi ak yeneen dëkk yi. wuute na parce que tey boo demee lu mel ni France. wala ci yeneen dëkk yi. na nga xam ne moom la fa moodu di amee droit. bokkut ak fii ni nga xam ne noonu la moodu bi di fi amee droit. kon dëkk la boo xam ne wuute na ak yeneen dëkk yi ni ñuy doxee parce que tey dëkk boo xam ne. doo fi gis wala da nga koy wàññi sénégalais bu fi yor oto di ko dawal da nga koy wàññi. ah bon. ndax ni mu tëddee. mais pourquoi lu problème mu intégration la wala exactement Turquie ay luwaam moo sévère ci migrant bi wala exactement lan la. waaw Turquie yi ba léegi. ñun ni ñu jàppee dañoo amagul programme immigré. parce que ñu jàpp nañ ne seen dëkk bi. waruñ ko mën a bokk ak kenn ñoom ba léegi loolu dafa des ci seen bopp yi ñenn ñi parce que dañ lay wax sax naan la. lan ngeen di def fii lu tax demu leen seen dëkk fii amul dara ak yooyu. ñoom ba léegi jàpp nañ ne dëkk bi nekkul dëkk bu nit mën a toog di fi am dara. comme nag ni moodu di dundee fépp ci àdduna bi aussi système bi nga xam ne moom la africain yi di liggéey wala sénégalais yi. parce que tey soo xoolee ni moodu di liggéeyee. gàddu benn saak wala benn montre wala benn ceinture wala benn kalpe. ñoom dañoo jàpp ne loolu nit mënu cee am lu mu dundee or que li ci nekk lépp doo ko wax xam nga système moodu rek. ñoom ba léegi loolu kumpa la ci ñoom. pour ñoom nag ñun dañoo ñëw nii li ñuy am mënuñ ci dund li ñuy am jëriñuñu dara. kon waruñ fi mën a toog. or que bon ñu ngi sant parce que tamit foo xam ne presque 2500 sénégalais ñu ngi fa di fa vivre. bu fi dara newul woon duñ fi toog. mais ñoom ci seen esprit ba léegi dañoo jàpp ne ñun amuñ fi dara lu mooy li ñuy am mooy luñ dundee rek la ñuy wut. ñoom esprit boobu la ñu amee moo tax xajaluñ kenn ci seen dëkk bi. pour nga mën fee am yenn yoo xam ne yu war a mën a am la beneen ci topp seen système carte de séjour yi nga xam ne moom mooy dox ci dëkk bi mu xaw a métti. parce que tey Turquie dafa am système carte séjour boo visa boo xam ne boo fi ñëw visa tourisme lay doon. wala nga am visa commerce wala nga am visa business wala étudiant wala. tey foire am fi visa boobu tamit dafa am ay catégorie bu visa yoo xam ne mooy tax nga ñëw fi. ok léegi nag yow ci kaw loolu boo ci amee benn visa bi. ba ñëw am nga droit balaa sa séjour bee jeex nga mën a déposer pour am séjour visa boobu balaa jeex am nga droit
déposer séjour. parce que ñoom seen séjour yi daanaka prolongation visa nga ko mën a tuddee. ok. léegi yow boo ci duggee tey su fekkee ne tey par exemple dama ñëw ci visa business laa fi ñëwee su ma demee di dugal kayit comme sénégalais bi fi dem di dugal kayit il faut nga wane. kayit bi wane ne yow da ngaa ñëw fii pour business yow kanay business document yooyu yëpp dañ la koy laaj. soo ko amul. léegi yow da ngay mujj toog ci dëkk bi doo am séjour. ok dañuy bëgg lépp leer nañ ni midi. très bien su fekkee ne da ngay def commerce visa commerce nga fi ñëwee ñu ne la léegi ki ngay xam ne moom ngay defal commerce il faut nga wan ñu këyit boo xam ne wane na ne yow mi yaa ngi def commerce yi. biir dëkk bi yaa ngi def te loolu it dafa xaw a jafe bu njëkk ba amoon na ñu ko ñeme woon. ko business boo ko soxlaa naari bi ñu ko business ak yow ba nga am ko mais toll nañ temps ne. léegi bu ñu ko businessee ba pare ba nga am ko dañ police dafay demaat. def enquête ci ñooñu nga xam ne yaa ngi ko doon seq ak ñoom di laaj ba xam ndax lii. am na wala amul. donc su ma déggee sa wax mooy kon truc yi bëgguñu informel dañu bëgg lépp nekk ñu formaliser ko mu leer. très très léegi nag ci biir loolu aussi tamit. ni ñu koy doxalee da ngay dem ba ci biir. waaye yow tey ki nga xam ne moom mooy agence bi nga ñëw fekk ko su fekkee ne xolam neex na. li nga ko jox ñoonu mën na ko mën na ko jël tey su fekkee ne da ngaa ñëw fekk xolam naqari mu bañal la ko tey. xam nga kooku aussi tamit da ngay dem ba benn moment doo xam ndax loi la. wala nit ki ngay fekk mu nekk ci lu ko neex rek. waay c'est compliqué ndax man. mën naa ànd ak yow yor document yu mat ñëw joxe ko ki ma fekk mu bañal ma ko. keneen ñëw yor ko. joxe ko fekk ko mu toog mu nekk ci jour boo xam ne. amul benn problème mu accepté ko. mais est-ce que tey mais est-ce que sénégalais yi. ni ma xamee ñun sénégalais yi daanaka ñu bari ci ñun dañoo xaw a ragal formel. dañoo bëgg li ñuy wax xëy na ma tooñ tuuti ku mel ni Mansour Sow dafa bëgg affaire de kajoor yi affaire de bool yi comme ñun bool yi dem daal gis la liggéey ko ci kaw man ak yow fekk na truc yi ñuy bëgg lu formel est-ce que tey sénégalais yi ñi ngi dund di intégrer système bi tey bi truc yi teg ngir mën ci liggéey business correctement sans difficulté. waaw xam nga tey boo xoolee ñun biñ fi toogee def presque turc dañoo njëkkoon a maye këyit 2012. boobu ñun 6 mois lañ fi def bi ñu maye këyit yi ñu la may nekkul këyit yoo xam ne ay permis de travail la permis de séjour la rek pour nga toog ci dëkk bi. ok. def naa loolu indi woon na ay problème depuis 2012 sénégalais yi dem ñu ci bëri demoon vacances. bi ñu demee ñëwaat c'est turc yi nanguwuñu renouveler séjour yooyu. waay. ñu nekk fi nekk kàccat ci biir dëkk bi comme ko amul këyit di doxee noonu léeg-léeg ñu jàpp nit contrôlé ko boo amul këyit nga am chance ñu bàyyi la fi boo amul chance ñu delloowaat la Sénégal yooyu yëpp ñu bokkoon di ko dund. mu am benn moment comme président Macky Sall bi mu fi ñëwee gars yi waxtaan ci woon ak moom mu ñaan président Erdogan ñu may ko mu may ñu ay këyit bi mu joxee këyit yooyu tamit ba tey nekkul permis de travail. permis de séjour la waat ba tey pour toog fi. kon mu nekkaat beneen problème. léegi nag ci biir loolu Turquie bon diggante Turquie ak Sénégal am na compréhension bu ci am léeg-léeg am na ci sénégalais yoo xam ne. bon boo amee këyit normal parce que da ngay njëkk a am permis de séjour doo ko dem uti permis de travail. waay. procédure boobu aussi tamit nag bon des fois comme sama classe gi wala keneen. mun na leen ci bañ a fekk parce que sénégalais comme li nga wax léegi dañuy bëgg toujours. lu informel que ni lu formel. waaw tàmm comme li am Sénégal rek. dem marché Sandaga yor sa taabal dem Karsor yor sa cantine dem marché Ocass Touba doxal daanaka état du la xam ci lu bëri. presque boo xoolee ci loolu. bokk na ci des fois ay problèmes yu ñuy indil ci problème mu faju bi ci santé parce que fii. Turquie dañoo am benn assurance boo xam ne CGK la tudd. assurance boobu su fekkee ne da nga koy dagg par weer yaa ngi fay 525 lira par weer. environ 100 CFA 525 lira équivalent wu ay 75 euros yooyu lay war a doon. par weer ok. léegi yow par weer loolu boo koy fay. heure boo feebaree. da ngay jël en charge ci hôpital yi doo fay dara. mais nag su fekkee ne amoo ko tey bu nit ki doon fay ñaar fukk. étranger bi nga xam ne amu ko day fay téeméer. justement sëñ Sow dugg nga ci mbirum santé dugg ci mbirum xam naa suñu waxtaan tey da ngay nuyoo rek mais daañu xuus lu gën a technique na ci biir Turquie mais dafa am contexte bu ñu toll ca mooy contexte Covid 19. alors tey système bi Turquie yu teg gis nga ko.
moo tax ma def ko ma xaw koo agencé noonu pour am fu mën a daanu si gis nga système bi kon naqari naa percé un peu Sénégalais yi ñi ngi dugg ci biir mais intégration bi des na ci gis naa ni Covid ñaare situation de crise bu ci am réew tolloo ka fa amul intégration ci wàllum administration état bi xam la mën naa metti ci yow est-ce que truc yi tey yéen Sénégalais yi foofu nu ngeen dundee situation bi àdduna yu toll muy crise sanitaire mondiale crise économique ak lépp lu mën di doon tey foofu naka la ko Sénégalais yi vivre waaw métti parce que li tax mu métti mooy de un Turquie yi bi ñu paree am na plateforme yu bëri yu ñu def yoo xam ne pour dimbale ay nit la état bi waaye tey li tax bon étranger yi mënuñ ci accéder wu waaye am na ay këyit yu mu lay laaj te boo xoolee fii dafa bëri sénégalais yoo xam ne ñu ngi fi te amuñ séjour kon pour ñu am si accès du yomb waaye loolu bokk na ci jafe-jafe yoo xam ne sénégalais yi aussi tamit dund nañ ko fi parce que ñoom seen lépp dañ ko def dafa informel ci internet bi ngay dem def demande yi bu dee masque pour ñu may la ko wala bu dee lekk wala am na benn moment président bi doon na fi séddale nit ñi xaalis mais yooyu yëpp étranger yi gisuñ ko ñun boog gisuñ ko yéen sénégalais yi ca loolu nekkul photo Turquie bi maanaam booy xool état Turquie ñoom ñi ngi koy doxal normal ubbeeku na mais yéen sénégalais yi xëy na ñu bari ci yéen ñoo nekkul ci norme yi pour mën a am accès ci état bi aide bi état bi joxe waaw dafa yombul parce que même man mii rek man maa ngi sama séjour ak yëpp mais plateforme bi dama ciy dugg mais damay rejeté kon dama jàpp ne xajaluñ ci étranger yi dañ ko sécuriser am na turc yoo xam ne boo ci duggee automatiquement dana la jël lu lay laaj exactement ba nga jàpp ni xëy na yan document peut-être xanaa du séjour document bi sa numéro séjour rek moo ci nekk ak sa tur ak yi ngay remplir fan nga dëkk numéro séjour bi sa tur fan nga dëkk ak yooyu rek lañ lay laaj te yooyu yëpp man dama ko remplir mais ba fii depuis mu commencé ba léegi mosuñ ma accepté kon loolu moom man maa ko defal sama bopp man te maa ngi séjour waaye lu la laaj nga jàpp ni xëy na lii boo ko amoon ak lan nga jàpp ni moom nga amut tax peut-être ñu mën laa rejeté noonu dama jàpp ne dañ ci xajalul étranger yi d'accord dama jàpp ne étranger yi dañ ci bokkul parce que su fekkee da ngaa teg plateforme boo xam ne li nga laaj lépp nit ki remplir na ko ñu rejeté ko man damaa jàpp ne kon étranger bi da cee bokkul léegi bu fekkee étranger bi bokkul ci aide bi Turquie joxe kon de xanaa situation étranger bi nan ko wàcce ñun sénégalais yi foofu naka la mel saa nga nee nga ma metti mais metti comment naka la mettee en tant que président fédération di ñàkk am ngay information benn Mansour Sall bu naan la man de fi mu toll nii maa ngi situation bi ak bi loo ñu mën a jox comme exemple ñu mën a natt un peu situation bi am Turquie ak sénégalais yi foofu waaw xam nga tey boo xoolee amoon nañ benn cas waaye benn sénégalais boo amoon corona mais yàlla dimbale nañu ba fajju na wér na génn na mu ngi këram mais ak difficulté parce que génn sax Turquie dañ ko fayeeku woon ne day fay bon ndax étranger la waaw Turquie dañ ko fayeeku woon day fay mais bon comme amoon nañ benn situation boo xam ne dafay nekk pour africain yeeg yooyu kon ci ñoom laa doon jokkoog yooyu yëpp liñ ci doon def ñoo mujj insister na waa ji amul luñ fayee parce que waa ji amul lu mu fayee loolu lañ leen mujj wax amul lu mu fayee waaye ñu insister ñu ne leen amul lu mu fayee mais terewul ñu ngi bind bor bi mu nekk téye ko mais est-ce que tey sénégalais boobu amoon corona bi benn la ñaar la ñetti sénégalais ngeen ci xam wala ñaata sénégalais ngeen recensé situation bi ñu toll nii ñii Covid bi laal na leen benn sénégalais rek yàlla dimbale nañu alhamdulilah on touche du bois benn sénégalais la benn sénégalais rek la fi daloon moom ngeen ci yegg alhamdulilah yàlla dogal na tamit wér na ci jàmm ak salaam mi ngi këram ak yëpp génn na aussi tamit toppatoo nañ ko dem nañ li jënti ko ak ñoom ci mu mën a génn bàyyi nañ ko mi ngi këram mais tey pour wax la ne la bon Turquie noonu la ñuy doxee c'est que santé daf fi xaw a métti comme lii ma la wax nii mais dama gis tey bu dee Italie tey wala yu mel ni États-Unis ñoom seen ay aide amul étranger amul nangam ñëpp ci am accès lu xew exactement est-ce que tey yéen étranger nekk Turquie est-ce que yéen a ngi booloo yor am ay syndicat
am association yu am doole comme fédération mais aussi syndicat syndicaliste bu mag ne ca kanam défendre aussi intérêt parce que tam droit de l'homme dafa doon ay convention yoo xam te ni bii ay convention internationale la yooyu kenn mënu ko jalgati foo mën di nekk am nga àq bu la yoon may est-ce que am ngeen ay organisation yu dëgër yu mën a défendre àqu immigré bi donte doxandeem la ci réew moom nekk muy Turquie. xam nga mooy li ma la wax sànq ne la Turquie ba léegi. dañoo xaw a lu bëri loo xam ne sax ci àdduna bi. xam nga Turquie ratifié na lépp loo xam ne droit la boo xam ne immigré am na ko. waay convention yëpp ratifié nañ ko bokk nañ ci. mais taxul ñu doxal ko te kenn mënalu leen dara. ok. tey boo demoon ñoom tamit ci loo xam ne lu dul yoon la du mujj fenn parce que tey da ngay gis. ki nga xam ne moom moo nekk lii ma la wax nii. immigré bi maanaam mënu fee am doole ci lenn. mais est-ce que immigré bi mi ngi def li ko war ci bokk ci dëkk bi intégré ci dëkk bi am nag doxalin boo xam da koy dox nag ban man koo ràññee. parce que nitam des fois réew ma nga nekk yaay fexe bokk. yaay fexe bokk. teg ay piste yu tax nga bokk est-ce que loolu tam mi ngi am intellectuellement laa bëgg a wax. waaw xam nga sénégalais moom ñun ñëpp bu ñu xëyee saa bu ñu xëyee. waaye. dinañ am li nga xam ne moom la dëkk bi di doxee tey jii maanaam Turquie mooy dëkk boo xam ne da ngay xëy tey ñu indil la ne lii laa bëgg mu doxee tey jii. nga nekk ca yow nga jékki-jékki waat ñu changé waat système boobu ne la doxeetul noonu léegi. kon yow la nga toppoon ak fi mu nekkaat léegi dafay wute. dafay compliqué waaye. te léegi ñoom li ma la wax ni moom mooy ndes ci ñoom mooy ñàkk am programme Modou parce que tey mooy li ma lay wax nii. xam nga tey fi mu toll nii ñun ñu ngi am benn problème boo xam ne. mooy sénégalais yi nga xam ne jugee woon nañ fii dem Sénégal te ñu ngi toll presque ci 400 sénégalais yoo xam ne dañoo demoon vacances Covid bi tëj leen fa mais sénégalais yooyu fi mu toll nii dañoo am problème parce que am na ci ñoo xam ne seen permis de séjour jeex na. mais nag ay 1 mois ci ginnaaw état turc envoyé woon nañu courrier boo xam ne wax nañ ne nañu recensé sénégalais yi nga xam ne ña nga nekk. Sénégal demoon fa vacances Covid bi tëj leen fa wala ki nga xam ne dafa amoon visa war a ñëw Covid bi tëj ko fa. am na ñu recensé leen. waaye. mais tey pour wax la rek ci comme dëkk bi ni nga xam ne noonu la ko sénégalais yi xam mais sénégalais yi nekk Sénégal te nekk ci vacances fi mu toll nii seen xel dalul ñoom ñëpp ñu ngi ci problème parce que dañoo xam dëkk bi li fi am. est-ce que. tey ñooñu seen séjour jeex bu ñooñu ubbi waatee dañoo leen di joxaat visa ñu ñëw. wala ci lan la ñuy nekk ngir xam jikkoy turki yi nga xam ne. tey mu leen neex mel. ok est-ce que tey 400 sénégalais yooyu jógee woon Turquie ñëwoon Sénégal nekkoon fi vacances est-ce que organisé wu ngeen ci benn collectif pour nag gën a booloo def fenn say aussi. waaw parce que recensé nañ leen ba xam leen fi mu toll nii ñun ñoo ngi document yëpp parce que biñ ministre de l'intérieur du Turquie envoyé courrier ambassade pour ñu recenser leen. waaye man dam automatiquement dama leen a woowaat ñoom ñëpp ci laa am chiffre boobu sax. ok ñoom ñëpp ñu envoyé seen séjour. envoyé seen passeport mais ba léegi amaatagul retour loolu yi aussi tamit ñu ngi koy déglu parce que. comme ñoom ñu ngi woon confinement. société yi daanaka entreprise yeeg wala fépp foo xam ne liggéey mën fa daan am liggéeyatuñu woon. mais comme tey par exemple état Sénégal def na prolongation le 30. Turquie tamit ñu ngi déconfiné ndànk-ndànk ñu ngi suivre loolu di leen xool ba xam tamit ambassade bi lan la ciy wax. ok parce que tamit sénégalais fa nekk ñoom ñu ngi nekk ci stress bu métti. stress bu métti parce que chaque jour ñu ngi laaj. ok loolu ñu leen recensé woon fan lañ ci. ana fan la toll amaatuñ xam naa su mu ñëwaatee ci yow waxtaan bi macha allah rafet na jot naa ay commentaires yu bëri ñu ngi koy rafetlu ndax da nga tudd mbirum recensement. yaa ngi toll woon ci niveau wu sénégalais yi bloqué wu fii ci nekkoon Turquie ñëwoon Sénégal ci vacances yi waaye man dinaa ñëwaat ak yow ci beneen recensement boo xam te ni bii jëm ci aide à la diaspora sénégalaise bi ba xam fu ngeen toll ñaara ngeen recensé ak Turquie naka lay doxee ndax ba léegi yéen a ngi jooy amagu leen xëy na ambassade comme yéen ak waa Grèce ak waa Thaïlande ak Cissé Mbaye dëkk yu bari ay sénégalais ña nga fa di fay yeewoo ci amaguñu ambassade tam xam naa ne incha allah faaw président Macky Sall bàyyi ci xel ndax tey bu fekkee diaspora dafa doon. am nañu ambassade sax ñun am nañu ambassade c'est-à-dire ñun problème mu consul la ñu am mais am nañu justement loolu laa bëgg a wax consul bi laa bëgg a wax loolu laa jaawale li mu bëgg a wax mooy booy jël ambassadeur mi ngi ci
benn niveau bu xaw a kawe di gérer la diplomatie mais am na consul bu gérer côté migration bi loolu laa bëgg a wax moo tax jàpp naa ni dëkk yu bari tey président war na ci gën a bàyyi xel bu baax a baax ci mooy fexe ba sénégalais yi tey mu am ku leen di mën a dimbali même buy doon ci biir sénégalais yi foofu ku fa yàgg ci dëkk bi ba xam règlement yi am niveau pour war a mën a gérer loolu comme nañuy def wut benn consul honoraire mën na génn ci doomu réew ma waaye tam mën na doon ku collaborer aussi ak doomu réew mi fii dégg wolof dégg pulaar dégg njaago dégg séeréer dégg lu ci ne pour fee wala mu am ñuy collaborer ak moom ba sénégalais bu fa ñëw sa soxla war a mën a faju naa ñëwal léegi ci wàllu googu baal ma xool un peu waa Japon Ousseynou Diagne dafa mel ni yaa ngi woon ci mbeddi Tokyo yi nam naa xool mbeddi Tokyo yi un peu fi mu toll nii ban heure moo jot foofu ci yéen ban heure moo jot ci Tokyo. waaw jërëjëf xam naa ni fii mooy ban quartier mais fii wéet na de xanaa jamono confinement ngeen nekk Ousseynou dafa mel da nga muté sa téléphone noonu dindil mute bi bu ko defee ñu mën la dégg nga présenté ma quartier bi nga nekk mooy ban alors bii mooy fii mooy fan ci Tokyo rue fan fii mooy Roppongi fi ma nekk nii mooy Midtown mooy fi la kii bëri nekk office yu bëri affaire yeeg yooyu fi laa nekk nii li tax tey ma génn ci mbedd mi mooy que xam ngeen ni dëkk bi wax dëgg yàlla ni nga ko waxee coronavirus bi ñoom ñu ngi koy jekk bu baax ndax réew mu xaw a jigee 90 millions d'habitants bu demee bay wax ni dëkk bi yëpp tey ñaar fukki nit ak ñaar ñoom la fi daal Tokyo nekk ci presque 16 millions d'habitants wala 15 ñuy am juróomi nit loolu li nga ci mën a déggee mooy taux bu faible ñun Sénégal jiital nañu parce que Sénégal bu tolloog Tokyo tey moo am 110 Tokyo am 5 personnes rek te Tokyo musul wax nit ñi ñu toog seen kër yi waa kër docteur ñoo liggéey bu rëy et bis bu ñu xëyee mu yokk ñaari nit wala ñett waa ministère dinañ génn wax lan mooy sabab lu tax mu yokk loolu tamit maa ngi ñaan waa Sénégal ñu ciy bàyyi xel bu mbir yi dee yokk nañu wax population bi lu tax mu yokk te bàyyi nëbbatu bi xëy na dañuy communiquer tax mu yokk waaw lan moo tax mu wàññeeku waaye ñun ñu ngi leen di suivre chaque jour ñoom ñu wax ñu rek ñaata la dal ñaata la ñu testé ñaata moo am ñaata ñoo amul waaye yan mesure la ñu jël yokk na lan moo tax mu yokk lan la ñuy def ba dootu yokk yooyu wax dëgg yàlla ñu ngi leen ciy xaar ndax nii ñu koy déggee nii muy demee fi mu ne tey Tokyo li ñuy wax mooy tey ñoom première tranche bi mooy doog di jeex deuxième vague bi troisième vague bi ñu ngi wax ni mu ngi ñëw léegi Sénégal première vague bi fañ la yem deuxième vague bi kañ lay commencé fan la yem yooyu yëpp kañ la pic bi yéeg ba xam ni yéeg na waaw yooyu lii ñuy def nii xaj na fii nii ñoom ñoo gën a bëgg coronavirus bi jeex ndax lu tax mooy que Tokyo Olympique xam nga ni waa IOC nee nañ mënuñu ko dàq ñaari yoon bu fekkee année prochaine amul dañ koy annuler définitivement parce que xam nga Amérique ak Canada bu ma juumul ñoo ko war a def 2024 mais lan mooy secret japonais yi yaa ngi koy wax sànq kër docteur médecins yi ñu ngi communiquer bu baax mais dafa mel ni tam peuple yi bokkul est-ce que nañu ma baal mais ñun Sénégal tamit waruñoo gën a wane jikkoy soldat li ñuy wax discipline bi aussi Japon tey seen secret foofu lan la ndax gis naa mbedd yi mi ngi féex ca pourtant mësuñu def confinement total mais ku ci ne yow ak keneen yéenay xam ni lii mooy règle bi kër docteur teg nanu ko topp ndax mooy sunu tawfeex. waaw loolu moom ko xam dëkk bi xamal leen ni yar ndax nit li njëkk a wàcc sax booy xool ci alxuraan mooy jàng. Japon seen population ku fi juddoo 100% ñëpp a jàng. fii nii pour nga bàyyi école da ngay jàng ba am BFM. su ko boo ko deful say waajur dañ leen di arrêté. loolu mooy fii japonais 100% amul. obligation la jàngul amul.
waaw obligation la kon nit ki bala nga koo mën a yar da nga koo jàngal loolu tamit boo gisee suñu mag ñi noonu lañ nekke woon nit ki bu jàngul mu tayaru parce que xamul bu xamul da nga koy xamal te ci jàng ci ngay xamal nit ki ñoom fi mu ne bu ñu waxee wala ñu bind wala ñu envoyé mail ñëpp dañuy mën a lire loolu moo tax mu wuute ak ñun ba tamit mën nañ cee wax benn mooy Japon xaj na li Sénégal am daf koo am mooy Covid bi nga xam ni ñoom moo fi am xaj na nañ ko yaakaare woon doole ji barewu ni ba tax na la am Europe amul fi Japon waaye daal liñ ci mën a wax mooy que am na loo nga xam ni tamit japonais yi ñu ngi koy def ñun war nañ cee bàyyi xel mooy tëj nit ñi tëj bopp bi day stressé nit ñi te bu stressé day andiwaat beneen feebar ndax Japon li tax duñu confiné mooy mois passé bi ma duggee ci site boo nga xam ni bu police la mois bi 4e mois 1224 personnes ñoo xaru allo yaa ngi may dégg. 200 ñaata personnes ñoo xaru. 1224 ci benn weer muy mois d'avril. foofu de xanaa la fa xaru gi fàdd moo ëpp la fa corona di fàtt foofu. léegi nag corona bi bi mu commencé ba léegi 887 personnes la fi rey. léegi boo jëlee. janvier février mars avril 4 mois yooyu. ñu ngi am 7200 personnes yoo nga xam ne dañoo xaru kon ñooñu ñàkk seen liggéey. ñu fexe ba nit ñi du ñàkk seen liggéey moo leen gënal xeex corona. waaye parce que ñàkk liggéey gi moo gën a danger moo ëpp lu muy fàtt que corona. waaw te tamit ba tey am na benn danger boo xam ni nit ñi ñu ngi ko doon bëri na pays yu bëri dañ ko waxan ci Afrique. ni corona bi bu ñëwee parce que li muy yàq doonul li muy rey rek mais li muy yàq ba nit ñi duñu am liggéey. ak nit ñi stress bi ñu am. waay muy commencé am na tubaab yu bëri dañ doon wax ni bu duggee Afrique. dina bëri réew yu bëri dinañ ñàkk seen ay cours ci coup d'état. waay loolu waxaan nañ ko fi. mais nag Ousseynou foofu moom ba ma ko déggee Ousseynou foofu il faut ñu waxtaan ci man ak yow foofu ba ma ko déggee dama ne non attends est-ce que lii. information la bu ñuy jox wala manipulateur la bu jóg bëgg Afrique xool ci benn objectif benn vision boo xamante ni bi xëy na dañu ko bëgg a jox. foofu xam naa dana am bis ñu taxaw ci loolu am tubaab yi lu xew rek. ñu bëgg caa dugal Afrique daal di koy orienté ci beneen mbir te pourtant ñoom ñoo ñu ëppale ay jafe-jafe yu bëri de ah. non boo ci amee jàngat bu yàgg da ngay gis ni information la bu ñuy jox ñu teeylu ndax lu tax mooy. xam nga nit ki bu fekkee dafa tëju ñàkk liggéeyam bëri ay problème yu nekk ci boppam. waaye kooku bis bu meree nit bu gaaw ta mer bis bu meree. meral tuuti. xoolal tey. yaa ngi gis Amérique benn nit bu ñu fa faat. waay fekk 30 millions yoo nga xam ni dañoo ñàkk seen liggéey. waay fi mu ne nii gis nga Amérique la fa xew. metti na trop nit ñi mënatuñ leen a téye ndax dafa am mer bu yàgg ak stress bu yàgg bu nekk ci seen biir. tey demal Hong Kong gis nga manifestation yi fa am. dafa fekk nit ñi. merte am nañu tey ak benn aide bu ñu jàppalal état bi. ba tey benn manifestation yi demal Mali. gis nga lii fa am nii. dafa fekk ni ñu tëj leen xokkutal leen ba bu ñu meree bu ñu mën a taxaw. demal Cap Skirring la fa am démb. waay ñàkk ndox rek vraiment waay bàyyi xel. parce que nit ñi tey bu fekkee nit ki góor dañ ni. boo ko naree rey. day génn jaay la ba kanam waay. voilà communication bi bu manqué ngay wax nit ki di ko forcer nit nag bu arrière ba sës ci biir moo tax li may ñaan suñu état ñuy gën a laabi xam nga ay policiers. bu njëkk bu ñu gisee takk der dañ koy respecté parce que daaw ñu génn lu bëri waaye léegi bu fekkee dañ ñoo jël takk der yépp def leen ci mbedd mi ay weer. nit ñi di leen gis ba mujj léegi benn respect bi ñu amoon ci ñoom dafay wàññeeku. wala ñoom ñuy def yenn yu matadi. jàpp nit ñi di leen dóor bu ñu tegul fenn. waay mujj ba dañ leen di ñeme. moo tax foofu tamit man ba njëkkee wax. li ma wax laa waxan mais bi ma gisee nii di xew Amérique xam naa ni buñ moytuwul. nañ moytu daal. tey communiqué bu baax. xam naa sax daañu jokk ku mel ni soxna Adama Wane ca Washington en attendant ñuy jéem a jot ku mel ni Malick Sylla ñoom itam ca États-Unis d'Amérique pour ñu xool un peu foofu noonu tey ndax mi ngi am dal ndax démb ba tey manifestation yi tax na métti na mais loolu Afrique ñoo ci war a jànge encore une fois Afrique ñoo ci war a gën a jànge bu baax xool un peu li nga ko wax sàngoo Seynou il faut ñu teel a anticiper jóg ca teel surtout réew yu mel ni Sénégal fii nga xam naka jekk ñun dañoo mës a am problème emploi des jeunes dañoo bari ay chômeurs ay diplômés chômeurs ay sans diplôme yoo xam tamit teewutam ñoom itam ñi ngi war a liggéey secteur informel bi mais lépp lu ko indi mooy xëy na
manque d'organisation ak ñàkk anticiper te pourtant potentiel baa ngi fii buñ ko exploité am dara Ousseynou foofu laa ñëwee ci yow est-ce que tey ni ma koy fal di waxee loolu dama koy dugal tuuti rek mais daañu ci waxtaan lu gën a yaatu diaspora bi tey ñi mel ni yéen nekk locomotive de développement nekk aussi daanaka voie pour ñu war a mën a Sénégal am tuuti koom-koom ndax li ngeen di apporter ci koom bari na ndax waruñoo tàmbalee xalaat nag après lii investissement pour la diaspora sénégalaise par exemple tey Ousseynou mi dëkk ca diwaanu Mboro ak la ko wër am ay partenaires est-ce que état mi ngi koy yombal partenariat boobule mu am mu ñëw indi ko dëkkam Maysa Mbaye noonu Adama Wan noonu kaneen noonu ngir li ngeen am ci expertise ci bitim réew am ko ci ay partenaires Sénégal mën caa bénéficier wu dafa mel ni jot na ndax lii wax am ni lépp ni problème ñàkk koom-koom moo tax suñu réew yi Afrique yi néew doole te pourtant koom-koom gi mi ngi ñu tiim xëcc mu ñëw moo ko daanaka moo ko téye. waaw foofu moom buñ ci waxee mooy. waa diaspora ñun yàlla moo ñu nattoo ñu tukki. bi ñu tukkee ñu dem xaj na am yàgg fa mën a am yenn opportunité yoo xam ne ki tukkiwul mënu koo am. waaye léeg-léeg di nga andi loo nga xam ni boo ko andee yow mi xam njariñ li. di nga fekk ay nit ñoo xam ni ñoom du ñu xam njariñ li bi dinañ ko yàq. man lii ma lay wax nii lu ma dund la parce que 2019 ñëw naa Sénégal. ànd ak benn tubaab boo nga xam ni wax dëgg yàlla moom am na fii lu toll ci ñetti université yu moomal boppam yoo xam bu ci nekk. xaw na toll ni université Cheikh Anta Diop. mu toog woo ma ñëw man ak beneen Ivoirien ak beneen Nigérien yi dafa bëgg a investir parce que dafa bëgg a dund beneen dund dimbale Afrique. ma jaar fi ma war a jaar ba dem ci son excellence ànd ak moom ñëw Sénégal. Premier ministre Boun Abdallah Dionne dalal ma le 4 janvier 2019. paa bi li ñuy njëkk a wax mooy li muy njëkk a def mooy wax dëgg yàlla dem naa Mboro seeti toolu sëñ Ahmad ñu def lu bari. li mu ma njëkk a wax mooy dinaa jënd 200 tracteurs pour parce que dañu dugg biir Dakar mu xool ni ma yéen li ngeen am moo jamaa moo xool. mooy lan Sénégal ñi ma fi gis ñëpp. mu ni ma ay xale laa gis ci mbedd mi. waay mu ni ma yow yaa ngi dund Japon da ngay dox 1 kilomètre doo dajee ko am 30 ans. waay fii mu ni ma bi mu jaar dem nañ dama dem ak moom Colobane. ñu dem